ñu waxtaane forêt classée de Mbao. Dinañu am nag ay invité dinañu am ay invité yu am solo yoo xam ne dañoo nekk ci dëkk yooyu dëkkuwaay yooyu xam exactement li fa xew xam exactement mbir mi yépp ni mu tëddee ñu yaatal waxtaan bi ak ñoom première partie bi dina doon ak waa Mbour 4 deuxième bi waa Pikine ak forêt ak Mbao hein inshallah donc dinaa lamb aussi dinaa laal aussi tuuti ci déclaration de patrimoine Ndaamal Kajoor ma laalaale aussi tuuti ci musicien international bi doon trompé jabaram ba couvre feu bi fekk ko fa ba mu fanaan fa ba jabar ji tabase ko loolu tamit dinañ ci laal tuuti rek duñ ci sori nag waaye dinañu laal tuuti ci yooyu yépp insha allahu rabbi mu ne xanaa tey neigeul ah neige na kay Aïcha la plus belle ci biti neige bi oh dafa bari ah il y a beaucoup de neige dehors neige bi dafa bare c'est plus de 30 centimètres 30-40 centimètres yooyu dafa bari ba suul yenn ay table ci biti bari la def su ma fa laa jëlee sama xaw a soj bi parce que démb bi may génn gànnaayu ma torop je ne suis pas bien couvert donc loolu la voilà dafa am ndeysaan loo xam ne defe naa ñun ñëpp la jaaxal parce que ñun ci suñu dëkk yi booy déclarer sa patrimoine dafa mel ni li ñuy wax déclaration income la déjà di nga war a wone comme li nga gagné ci année boobu say impôt say compte bancaire say kër d'accord et je pense que Idrissa Seck soit respecté wul Sénégalais yi wala dañ ko ne rek defal lu la neex je vais te couvrir parce que loolu moo am Sénégal de toute façon Sénégal da ngay wax lu la neex après il te couvre mais li ñu gis ci déclaration patrimoine Idrissa Seck c'est beaucoup de foutaise dañ ci gis ay yabaate yu bare defe naa ni ma ko mën a summariser rek maanaam summarize ni ma ko mën a gàttale dañuy jël ci suñu doyen Adama Gaye mu ne mais comment Idrissa Seck a-t-il pu engranger un patrimoine de près de 30 milliards en actifs physiques sans compter ses biens fiduciaires? Franchement, il est balèze, c'est louche. Ça mérite une traque créée. Voilà. ngeen jéggal ma nag gaay tuuti hein. Voilà. Donc, gars, moi j'ai un petit problème. Déjà, comme ni ma leen koy waxee defe naa ñun ñëpp am problème. waaye spécialement ñun ñi nga xam ne dañuy génn di waxtaan ak askan wi toujours ñun moom suñu problème dafa daal di jéggi dayoo. Parce qu'on ne peut pas comprendre un homme politique comme Idrissa Seck boo xam ne dafa nekk ci ab réew di wut ndombol tànk di wut ñu fal ko. defe naa fasatuloon yéene sax ndeysaan comme ni mu ko waxee ñu jox ko ay ndombol tànk yoo xam ne dafa jóge ci nit waaye yooyu yëpp génn na ci Idrissa Seck boo ko bëggee jàpp rek nañ ko jàppee un chômeur kenn xamul Idrissa Seck lu muy liggéey ci àddina Idrissa Seck chômeur la Idrissa Seck leen rek lañ ko xamal mooy suñu milliards yu bari yi nga xam ne moom la luubal te Mame Mbaye Niang génnoon wax ci milliards yu bare la luubal bukki la loo seet ak moom la dem bàyyi la fa Idrissa Seck loolu lañ ko xamee donc kooku bu ñëwee tey mu ne day déclarer patrimoine maanaam amam koom-koomam li nga xam ne moom la am ci Sénégal ak àdduna bi mu tànn ci li ko neex nag
jël ko sànni ko rek mel ni ku yor sa ab dugub di ko sànni say ginaar. Je pense que Idrissa Seck dafa yàpp Sénégalais yi. Idrissa Seck li mu déclaré noonu ci Sénégal, je vais vous dire une chose, il n'a même pas déclaré un tiers de sa patrimoine. Idrissa Seck déclaré wul maanaam boo xaajee am amam ñett déclaré wul sax benn. Il faut Sénégalais yi xam loolu ci seen bopp. Mais pour man non événement la. Non événement la ba léegi parce que Idi est un voleur, on le connaît, le Sénégal le connaît. Idi ñi mu àndal déjà ñëw la ko gën a xam. Ndax Macky Sall bu dee ñeme na Idi na jël caisse des dépôts mu dénk ko ñu xool wala mu jël alalu Sénégal yëpp dénk ko bu dee ñeme na ko. Idi c'est un voleur, Idi du nit du exemple. Idi c'est un mouton, xar la xar. Gis nga xar bi ñuy rendi fële ci bayal yi Sénégal ak Idi yëpp benn lañ. Idi du nit xar la xar moo ko tane. Donc nañu jël affaire Idi ñu teg ko na le. Léegi dinañ ci ñëwaat dinaa jël une journée entière ma ñëw ma wax leen lu bari loo bare ci affaire Idi inshallah dans quelques jours rek may leen ma dinaa ñëw ma régler ko. Mais beneen affaire bi defe naa kooku buñ ko may importance mooy borom làmmiñ bu rëy bi rek xam ngeen ki may wax mooy imbécile bi nga xam ne moom day saaga day dem ci réseau yi moom mu saaga ñëpp le violeur xam ngeen ki may wax bu leen tudd turam nag ñu koy may importance. Mais le violeur document viol yaa ngi fi xam nga àdduna bi moom laam-laame amu fi. Document viol yi daf fi nekk ak li nga xam ne moom lañ ko teg ci daan ci viol bi mi ngi fi lépp a ngi fi tout est là voilà yàlla dimbali na ko nag mu génn ci parce que il était influent mu génn ci ak ndimbalu Ablaye Wade parce qu'il était influent ak Macky Sall mii tey ñoom ñëpp ñoo ko jàppale mu génn ci nguuta googu France parce que bandi la. Léegi bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw ci Youkhou Ndour comme ni ko sama xarit bi di waxee Assane Youkhou Ndour tamit waxtaanam dinaa leen ko indil benn journée spéciale lay doon parce que li tax ma leen di indil waxtaanu Youkhou Ndour bu fekkoon sax bokkul ci alalu Sénégal bi duma wax ci moom mais il n'est pas personnel c'est un homme boo xam ne dafa bokk ci li yàq Sénégal donc duñu jógee ci moom Youssou Ndour duñ ko bàyyi Sénégalais ku bëgg ñu bàyyi Youssou Ndour ne leen ko mu bàyyi alalu Sénégal woo leen ko ngeen ne ko Youssou Ndour bàyyil alalu Sénégalais yi ngay jël de président en président di ko saax-saaxe alalu fondation yi ngay jël di ko tabaxee ay télé di jël sa ay doom di fa teg di jël sa ay mbokk di fa teg d'accord loolu wax leen ko Youssou Ndour ne leen Youkhou Ndour mu génn ci yooyu donc bu génnul ci yooyu duñ ko may dara Youkhou Ndour nag dañ ko jàpp ci ab gilaawaali ndax wax dëgg yàlla borom kër de bu demee ba ay doomam màgg war naa jombe boppam ay xibaar yu mel nii parce que Youssou Ndour gorom barki Dembo Njaay dañ ko fi jàpp ci couvre-feu goro Youssou Ndour bi nga xam ne moo takk doomam dañ koo jàpp fii ci ab couvre-feu ba nit ñàkk ci bakkanam adduna yëpp teg ci seen bët bu fi kenn dof lu yéen ñëpp da ngeen ci teg seen bët le jeune Amar la goro Youssou Ndour ci couvre-feu le créer soirée dansante ñu def benn party indi fa doomu jàmbur ba doomu jàmbur bi ñàkk fa bakkanam parce qu'il y avait de l'utilisation de la drogue et toutes sortes de je ne sais pas quoi ndeysaan génnee nañ ko kaso ba bàyyi nañ ko mu ñibbi dem na ñibbi Youssou Ndour nag moom le grand comédien ku xam histoire Youssou Ndour laa wax de waxuma ñi ko xamul dama am nag ndeysaan comme ni ma koy waxee toujours ci doomam yi ñoo xam ne dama leen ràññee trop donc ci doomam yi donc dinaa moytu bëgguma leen laal c'est sensible mais Youssou Ndour ku ko xam na ne ci njaaloo la dëkk xanaa ku xamul Youssou Ndour xamoo ko mais ku xam Youssou Ndour
xam nga ne njaalookat bi gën a mag ci Sénégal tey boo ko bëggoon jël Youssou Ndour la nee naa la bu daan tëgg soirée dansante day tëgg ba ci biir li muy tëgg yëpp mi ngi xool xale yi mi ngi def nii di yërndu fële di xool xale yi après day joxoñ rek benn xale gars yi dem indil ko boobu nga xam ne moom la joxoon c'est son proie loolu lay reeree keroog donc Youssou Ndour c'est pas un exemple pour yéen ñi bëgg a xam Kanta nag ñu ne Youssou Ndour jabaram fekk na ko ci couvre-feu mu génn ne dafa dem xawma fan ñu jàpp ko ñefale ko loolu bett yéen la bett ñun bettuñu ñun xam nañu Aïda Champagne du leble du able du may Aïda moom day ñefale rek moom Aïda moom day chifaay bu baax a baax a baax a baax a baax parce que moom musul may Youssou Ndour dara voilà léegi am na kuy bind ndeysaan mu ne grand sutural ko je ne sais pas xaw ma ndax sutural xaw ma bañ sutural lañ koy tudde mais bëgguñu quand même gars yi bëgg koo jël bëgg koo def événement ne voilà Youssou Ndour c'est un exemple c'est un nangam Youssou Ndour du dara Youssou Ndour bandi la saay-saay la wëyu la ñi ko xamul nag moom ay gone ngeen yéen xam nga gone moom dina jafe maanaam convaincre mais Youssou Ndour ñun ñi ko xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax moom français day ne coureur de jupon donc Youssou Ndour moom bu doon américain dañuy ne flyer maanaam naawkatu jupon la moom du taw ci ginnaaw jupon moom day naaw wutali jupon donc Youssou Ndour moom on le connaît très bien bu donc bu ñu kenn nag sonal fii ak Sénégal voilà ne Youssou Ndour kenn warul wax ci moom dinañ wax ci moom Youssou Ndour we gonna talk about it is the reality Youssou Ndour li yàq Sénégal en fait ci la bokk xam nga yéen doomu aadama buy yëngal boppam bu nekk di yëngal say mbagg ak yëngal say ndigg yow li la intéressé du Sénégal da ngay amusé wu gars yi jéggal leen ma ñu ngi jéggalu baax a baax a baax voilà donc comme ni ma leen ko waxee rek duñu attardé wu aussi ci Youssou Ndour trop tey dañuy dem directement fii nga xam ne rek moom mooy problème mu Mbour 4 je pense que Mbour 4 ñun ñëpp xam nañu li fa xew xaar leen may leen ma une minute so I'm a little busy so I'll give you a call back in a minute thank you voilà donc Mbour 4 defe naa li fa xew temps yi passé ñun ñëpp gis nañ ko dañu nekk ci benn gouvernement boo xam ne gouvernement iblis la gouvernement seytaane gouvernement la boo xam ne nekkaluñu fi sénégalais yi seen bopp lañ fi nekkal gouvernement la aussi boo xam ne ñoom xam nañu li xew Sénégal yépp ndax ñoom ñoo koy créer buñ ko créer ba doomu aadama yi yuuxu au feu au secours ñu génn ñu ne dañuy ñëw sauver sénégalais yi donc il faut ngeen comprendre ne on est dans un monde où tey mën nañu ne àdduna bi yépp mi ngi teg bët ci seeni ay population rawatina population réew yu pauvre yi réew mu mel ni Sénégal on fait parmi les 22 pays les plus pauvres au monde réew mu ndóol lañu voilà ak benn population bu immense nag parce que 16 millions d'habitants quand même du 16 personnes c'est 16 millions d'habitants donc 16 millions d'habitants lu leen di dundal ak li koom-koom bi ñu soxla pour mën a dem du caaxaan donc réew mu mel noonu buñ ko jëlee dénk ko am njiitam réew yaakaar nañu dafa am doxalin boo xam ne moo ci war mais ñun doxalin bi nga xam ne moom mooy dox ci Sénégal c'est une catastrophe maanaam politiciens yi ñoo fa nekk di pàccoo terrain yi di ko sàcc di tappale di noot population yi après bu subaa ñoom ñu ñëw newaat dañuy jàppale doomu aadama yooyu donc le caporal est libre Binta Sène le caporal est libre hein? Le caporal il est libre il est chez lui
voilà caporal dara jotu ko mi ngi kërëm mi ngi ci jàmm ak salaam léegi dama bëgg a ñëw téléphoné suñu frère bi nga xam ne moom lañu war a amal waxtaan bi voilà mu doon kenn ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mburkat moom daf leen di taxaw dès le début il était là waaw assalaamu alaykum wa rahmatullah allo waaleykum salaam sama mbokk sama frère maa ngi lay ziaré waaleykum salaam waaw maa ngi lay ziaré bu baax a baax a baax a baax maa ngi ziar maa ngi delloo ziar di leen jox seen wàccuwaay j'espère que yaa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah ñu ngi si jàmm alhamdulilah bismillah bismillah donc dañ la woowoon vraiment bëgg nga may ñu rek ci waxtaanu mbuur kat bi ñu may la temps bi nga soxla vraiment ñu déglu la ak xel bismillah ñu ngi lay déglu d'accord attends baal ma tuuti rek sama xale yi ñooy leen déranger dégg nga amul problème allo Kuba waaw yaa may dégg waaw léegi waaw waaw maa ngi dégg bu baax tey voilà bismillah waaw donc dina jaajëfal ci temps bi ñuy may pour ñu mën indi quelque éclaircissement ci mbuurkaat problème bu mbuurkaat ndax problème bu mbuurkaat dafa nekk problème bu mag dafa nekk aussi problème boo xam ne nekk justement problème mu Sénégal bi yëpp la en fait parce que problème mu injustice la problème injustice la ak problème mu cuune suñu nguur yi la loolu mooy base problème bi en fait parce que nguurkat lan moo tax mu war a am problème c'est parce que ne ay doomu Sénégal ay góorgóorlu ay nit ñoo xamante ni dafa am fu ñu dëkk dem ba bëgg seen teranga bopp ak seen sutura seen njaboot ñu xool foo xamante ni foofu la ñu war a mën a nekk avec les moyens du bord on peut en parler hein c'est légal c'est illégal loolu lépp mën na ko en parler mais mbir moo gis da ngay xool la fa sabab cosaan ba mburkaat ñun fi lañ yaroo fii suñu ceeb la man maa ngi dëkk Mbour fii lañ yaroo 83 ba léegi ñu ngi fi bismillah dëkk Mbour jamono yooyu noonu ñu ngi tudd parc mbaam bi muy tudd parc mbaam c'est parce que ne dafa am ñu fi nekkoon doon fi yar ay mbaam di fi bay état bi lotissé ko mu nekk ay lotissement yu bees ay tool la woon en plus biñ ko lotissé mu nekk ay lotissement yu bees ñun bi ñu ñëwee dëkk si dëkkandoog mbaam yi am suñu ay waajur yu xeex daan ne ñun mënuñoo dëkk lii l'état bi jël responsabilité ci le service d'hygiène yi jël fi ñu tudd tey forêt classée ne léegi fa lañ toxal mbaam yi kenn amatul droit yar mbaam ci biir quartier bi loolu moo doon waroon mu tuddoon parc mbaam ñu changé tur bi mu tudd Mbour 1 parce que dañ ñëwoon route de Mbour la ñu tudd ko Mbour 1 jamono di dox ba mujj gi xam nga peuplement Sénégal nu mu gaawee nit ñi dëkkoon fii am na ñoo xamante ak ñi dëkkoon feneen d'ailleurs dem ba ñu defaat beneen lotissement boo xamante ni dafa ñëw Mbour 2 mujj gi ñu ne Mbour 3 mujj gi ñu ne Mbour 4 Mbour 4 lotissement boobu noonu bi ñu gën a intéressé mooy Mbour 4 benn lotissement la woon boo xamante ne dafa jeexi grand standing ak Mbour 3 ci biir lotissement boobu noonu ñu tàmbalee fekk amoon na ay nit ñu dëkkoon ci forêt classée bi dëkk d'une manière peut-être que ni on peut en parler comme li ma wax sànq ak ñoo xam dañ fa amoon ay tool doon fa yar seen ay mbaam bi ñu fa daggee commencé dagg ay lotissement am ay nit yoo xamante ni ñoom ñenn ñu commencé nañ fa dëkk te amuñu ay moyens ñu mujj gi ñi nga xamante amoon nañ fa ay tool ñenn ñi morcelé seen ay tool jaay parce que bu ñu fàttali tamit lotissement moo fa amoon en 2006 premier lotissement boobu noonu fa amoon 2006 ñoom préfet ak ni ñu koy waxee gouverneur ak ñi ñu def ñoom nee nañ lotissement boobu bi ñu koy def dañoo juum empiété waale ci forêt classée bi parce que boo xoolee zone Mbour 84 hectares la mais lotissement bi dafa jëlaale 64 hectares ci biir forêt classée bi waaw muy wax ju muy lu reetaantu ba pare triste
parce que dama yaakaar ne foofu déjà foofu la ñu war a njëkk a taxaw def benn taxaw seetlu. mooy su fekkente ni dañuy lotisser. institution yi nga xam ne ñoo fi représenté nguur ñu leen ñuy jël suñuy dagg suñuy impôt di leen ci fay. ñu ciy dawal ay kàddu yu bari yu baax di yor ay bureau climatisé. ñooñu je pense que ni ñoom ñoo war a am avant tout def du bon boulot liggéey bu baax. liggéey bu jaar ci yoon. ba tax na bu ñuy lotisser ñooñu war a xam ne fii classé la forêt classé la kenn waru fee lotisser. parce que code de domanial Sénégal leer na. kenn warul lotisser ci forêt classée mais pourtant am na ñi lotisser woon ci forêt classée bi ana ñi leen joxoon permission ana ñi leen joxoon kayit ne leen mën ngeen ko def. bi loolu am demee ba am ba pare lañ ñëwaat ne non dañ ko defoon mais dañu juumoon dugg ci forêt classée bi mais xanaa préfet yorul cartographie région bi xam ne lii fii forêt la fii lii la fii la dégg yi nekk fii la dex yi nekk. loolu moom njëkk a choqué. pourquoi ñu ne ñoom ñi nga xamante ne ay élite lañ soi-disant ñoom mënuñu comprendre ne tey bu ñuy lotisser fii la préfet bii mën na ne du woom wala machin. loolu moom njëkk a choqué. taxaw seetlu boobu nag moo indiwaat mbir mi ba ci beneen taxaw seetlu. mooy que ne dañ ne après le président de la république buñ ne mooy Sénégal nee nañ mooy bu Sénégal. bu nekkente ne ñëw na fi bi muy wut nguur daan na leen je vais dire au gouverneur de la région de Thiès de vous régulariser là vous avez érigé vos maisons yaakaaroon nañ ni président bu waxee parole am na lu mu signifié. exactement. mais parole boobu mu joxe. 2017 ba ñu ngi ci lan. ñu ngi 2021. ñeenti at. man dama yaakaaroon boobu ak léegi yàgg sax mais yàgg na boobu ba léegi kon xawma loo koy imputé lenteur administratif la wala manque de volonté wala est-ce que amul leneen lu laxaju ci suuf. donc loolu mooy beneen taxaw seetlu bi pourquoi institution yi demee noonu moo tax tey man avant may def ci habitude di wax ci ñi fa dëkk nañ ci zone bu légal ak illégal. damay posé wu la question bu nekkente ni ñoom nit ñi dëkk nañ ci domaine bu légal ak illégal ana autorité yi. wala réew mi kon amul ay autorité. léegi loolu bu loolu weesoo ñu ñëw ci ñuy dem ba tey mu joxe kàddoom ne nay foofu noonu nañ leen régularisation amul ñu ñëw ba tey ñu jékki-jékki xëy benn bis ñu indi seen ay ndaraan commencé di toj ay kër yu jàmbur yoo xamante ni su ma la waxalee dëgg la majeure partie ñi fa nekk xoolal ay góor yor lu dara. góorgóorlu moo tax ñu daw dugg ci forêt classée. barki démb fii benn maire boo xamante ni dañ koy jàppale defal ko seen daate pour wutal ko kër caaf weer bu lay expliquer saram moo ñu day tuuru grand. nee na xoolal saaku ciment pour mu am ko problème la caaf lay table la yor ci école bi di jaay caaf ak ay jaam ma gën a xam. ñooñu lañu toj seen kër yi ak ay góorgóorlu yoo xamante ne xoolal amuñu ay moyens déjà tabax parce que ñooñu bu ñu amoon ay moyens dañuy dem jënd kër ci quartier yu baax. te pourtant ñu toj seen kër yi léegi ñoom ñu xëy benn jour rek ay ndax parce que président waxee ne yaa ngi am problème connexion. loolu du dëgg ngeen baal ma. ci wax ji parce que xam nga du dëgg. parce que bu problème mbuurkaat ñi jéem a réeral bu dëkkul Thiès la ñuy jéem a réeral problème mbuurkaat dafa am fu mu yem. gis nga zone mbuurkaat bi. moom moo lotissé moom moo délimité boppam. parce que ci boulevard bi la yem fii tuuti bi fi gendarme yi di monté. dafa am ngan di boulevard moo dem ba ca kaw foofu la yem. au delà amul benn tabax bu fa am. te ñoom boo xoolee seen fii la courant yaa ngi am problème connexion tuuti de. yam foofu lotissement bu ñu dugal en parlant de fil courant
ma ñëw ci fii allo. waaw yaa ngi doon am problème connexion tuuti rek. allo. waaw maa ngi lay dégg. mais la ni baax na nii ah. waaw baax na c'est bon. non damay am ay appel ci suuf je pense que loolu aussi day interférer. léegi bu dee iPhone nga yor da nga koy def do not disturb da ngay def do not disturb. non comme ça du iPhone du iPhone. ok c'est bon. non du iPhone yi kilifa ko yor ñi tojo ko yor. bismillah. léegi ñun pour revenir à nos motos tey bi nga xamante ni di nga xati bi ñu xëyee ñu commencé ñoom ñu indi seen alibi comme quoi que ni ñi yokk woon ci diggu prof ci diggu président ñooñu. mais loolu wax jooju laa ne amul. tout simplement amul parce que fii ñu ngi lotissement yi boo xoolee image yi nga xamante ni moom bi ñuy toj. image day gis ne bi ñuy toj fi ñu doon toj très sincèrement ay poto courant ay poto électrique moo fa nekk di nga gis pelleteuse bi day dévier bi xëcc long bi waa léegi est-ce que kon ni bi rek woon def quelque chose d'illégal poto bi nag defu ko léegi li may laajte mooy lan moo tax kon ñoom ñu bëgg a sanctionner yenn nit ñi bañ a sanctionner ñeneen ñi loolu ko laa bëgg ñu leeralal ma su nekkee ni poto ak ndox ak courant suñu yaakaar nañu mënul dugg fenn ñi fi toog ay préfet lañu yëpp yaakaaruma ko de en tout cas kon bu nekkente ni loolu am na wala bu amul nañ ma ko wax ñoom kon li ci dëkk bi yëpp buñu ko bu dee loolu amul bu dee loolu am na ñoom yëg nañu dugal nañ fa ndox dugal nañ fa courant te ba ñuy ñëw di daaneel sax moo daaneel poto yi ñu ñëw di doole yi lañ sañ a daaneel ndax yaakaar nañ ñoo leen ëpp doole dañuy jar problème lu imam bi que yaa sant justice dëkk bi amul bi suwul mooy tey président de justice ñu tey di éro bi je pense que ni question bi may posé dama koy laaj ci si laaj kenn bëgg tontu wala bëgg procédure démolition koy jiitu est-ce que du arrêté juge moo koy jiitu procédure démolition wala en tout cas arrêt juge bu dee est-ce que du arrêt juge mooy jiitu loolu dama koy laaj ñi nga xamante ne ñoo def wàllu yoon xam nga ñun suñu xam-xam màccul ci loolu ñi def wàllu yoon avec sommation ba li ma dégg ñu koy layal ay dañoo bind ci miir yi Descos bind na ci miir yi mais administration xamul bind mi en tout cas teyit la xam en tout cas ci la ma yaakaar yaa ngi am problème connexion de ko yaa ngi dégg waaw yaa ngi am problème connexion allo waaw maa ngi lay dégg dama yaa may dégg waa gars yi maa ngi jéggalu de Sénégal ak problème communication suñu frère bi dafa am problème ak téléphone am voilà may leen ma une minute rek ma woowaat ko bu ma gën a loon sax nag dama koy woo direct mais damay xool ba xam man naa continuer nii ba pare waaw yaa may dégg jéggal leen ñu de
voilà de toute façon ñu ngi jéggalu xam naa dafa am problème connexion fi ñu nekkoon toujours rek mooy Mbourkat te li waraloon problème Mbourkat bi ngeen dégg ñu dellu siwaat ci tey dañ ci am benn soxna bu ñu gis vraiment mu am lu ko fa metti lool waaw asalaamaaleykum waaw maa ngi jégalu de maa ngi jégalu vraiment maa ngi jégalu ci connexion bi amul problème maa ngi jégalu la def naa di tànn wàññi allo waaw ñu ngi lay dégg allo waaw yaa may dégg donc leer na waaw fi ñu yemoon mooy fi ñu doon laajte ndax ñi ci seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ndax war nañoo toj te juge joxewul arrêt waaw donc loolu lañ doon laaj léegi nag loolu bëggoon nañ ko ci tontu ndax est-ce que aussi war nañu toj te indiwuñ sommation lu jëm quelque chose de vraiment sérieux wax ñu ay bind miir wala ay yóbbante loo xam ne administration di doxe est-ce que aussi service yéen dañ état dafa war a yorel lekk yorel la naan yorel la faj yorel la dëkkuwaay état moom tamit bala mu lay génnee kenn ci këram di ko yóbbu ci mbedd mi war na ko wutal fu mu loger mais ñi ngi wër di wax ne ñi ngi expliquer waaw non dama bëgg a bàyyi boo développé ba pare am naa quelques questions yoo xam ne bëgg naa la koo laaj mais dama la bëgg a bàyyi fi mu ne sama yow nga développé ba pare boo développé gars yi buñ la dégloo ba pare ma laaj la ay questions d'accord léegi man li ma bëgg a donc bu ñu ñëwee ci ñi nga xamante ni ñu seen kër te amuñu fi ñu teg te état war leen représenter loolu xam nga amul léegi beneen bi mooy monsieur Tunkara parlons peu et bien tey dafa am loo xamante ni lépp da ko yëngal gis nga lii yëpp xew lii Mbourkat ak coow lu bëri yëpp dafa am loo xam ne ñun dañ koy njort dañoo njort ne parce que am nañu wax ne procédure de régularisation bi il est à terme te jógewul ci ni koy waxee jógewul n'importe où ñu am sentiment nag ne est-ce que nekkul ne léegi ñun ñi fi nekkoon 2500 personnes yi newoon ci benn registre dem ba ñuy leen di waaj jox seen kër est-ce que amul ay saay-saay yu roje ci ginnaaw ne ñoom amuñu dañ cee bëgg a jël en tout cas est-ce que te mu noonu parce que nag lu waxati xam nañ ne tey am na ñoo xamante ni tey am nañ intérêt am ci suuf te foofu ça prix de la valeur tey nekkatul ay forêt classée wala ay parc mbaam yooyu non tey autoroute à péage fa jaar waa Dakar di daw di wut ci kër fii Thiès tey foofu zone yi fa daan jar ay 100 000 francs léegi ñu ngi jar ay 10 millions 20 millions 30 millions te boo xoolee zone bi nga xamante ni foofu lañ commencé tabax c'est zone bi nga xamante ni moom c'est la zone la plus prisée waaw est-ce que tey ñun waruñu mën a taxaw poser wu question boobu cette question ça mérite d'être posée ñi nga xamante ne nag ñoom ñu ngi jéem a expliquer naan c'est parce que ne ñii dañoo nekkul ci yoon mais ñi newul ci yoon mooy ñi nga xamante ni tey dañ leen di fay suñu alal di tàgg suñu impôt di leen jox ñu war a surveiller ko ñu toog ba tey ñu dem xool benn waa joo xam ne jàpp nañ ne amul doole ñu ëpp doole ñu bëggoon néewal doole ba pare ñëw taxaw crier à la justice y a pas de justice tey ñu ngi wër di laaj préfet nee na bind na këyit mu ne képp ku ci amoon acte de vente indil képp ku ci amoon acte administratif indil képp ku ci amoon acte tiens acte administratif kan moo koy joxe est-ce que du maire moo koy joxe wala collectivité en tout cas wala maire wala ville kon ndekete kon ñoom li ñuy wax ne am na kon ay acte administratif am na ay maire ak ay kii yu daan joxe ay kër man nit ñëw na ba fii sama kër ne ma diw ci tel maire yi wala kii may ne ma kër donc loolu yëpp ñun ñu ngi ay preuve yu leer nañ mais tribunal Thiès bi nii préfet il allait qu'à faire un tour à la tribunal day gis ay procès-verbaux yoo xam ne ay litige foncier la foofu ci Mbourkat extension ñu koy wax forêt classée muy jox dëgg certains juges di jox dëgg ñi nga xamante ne dañoo ñëw ak seen ay lettres d'attribution
kon kay bu ñu jéem a réeral di détourner la chose wala ñuy jéem a wutal alibi seen acte bi ñu def acte bi c'est un acte boo xamante ni xoolal acte banditisme la acte mafiosi la mooy ñëw xoolal fekk ay nit yoo xam ne dañoo liggéey bay bëgg a dee ñi nga xam ne amuñu doole nga toj seen kër di wax ne wooye fi ñu nekk nii lii ba pare nag naan leen dama leen di régulariser loolu mooy lan loolu pompier pyromane lañ ba pare nag xam nga lan mooy gën a métti ci wax ji Sénégal Tunkara il faut am loo xamante ni ñu wax ko mooy politiciens yi ñu ngi bëgg a yàq dëkk politiciens yi ñu ngi bëgg a yàq dëkk lépp la ñuy politique politique gis nga tey coow li am na ñoo ñu ngi naan la way foog tere nga jaar ci ay politiciens gërëm fi ay politiciens man gëwuma loolu xam na laa gëm li may wax nag ça n'engage wul collectif bi ça n'engage que moi waaw gis nga politiciens yi ay pompiers pyromanes lañ parce que am na loo xam ne dama koy wax loolu nag engagé wul collectif bi c'est à ma titre personnel man Adama Fall bi ñuy toj Tunkara dañoo jeudi vendredi ba samedi 14h dëkk bi tàkk xale yi génn di tàkk di ko jàkkante ci lañ soog a gis maire Thiès ñu koy waxtaala si laaxaw waaw fan la nekkoon pendant 3 jours sa dëkk di tàkk on t'a même pas vu defoo benn déclaration waxoo man c'est une question que je me pose man comment ça se fait am nga ci droit ñoom bi ñuy ñëw dañoo maire fii ne ko maire bi nee na ñoom waa Descos dañ koo nax parce que préfet dañ koo nax parce que dañ ne ko bi tracteur yi di ñëw ak ndraan yi dañu ñëwoon pour xàll yoon bi non man ay Aliou Sow sax grawul man grand waaju gàtt ji moo ma gën a jaaxal te li ma si jaaxal barki démb dama gis déclaration Thiès jànkeel mais dañuy wax Thiès sec ndax lim fi yor mi ngi fekk ay li mu yor ci biir région de Thiès kenn xamul lu mu toll te ba léegi sànq ba tey yëyul yàbbi ci après ñooñu lañ wax ne ñooñu ñooy ñëw indil ñu solution donc mbir mi nañ ko tegaat ci yoon nañ ko tegaat ci benn contexte bu leer te contexte bi mooy xam nga lan ñi nga xamante ni tey ay citoyen lambda lañ amuñu kattan ngir yàlla te Sénégal li fi gën a metti sëñ Ousmane mooy que ni góorgóorlu yi lañ gën a sonal gis nga ñi nga xamante ni peut dañuy góorgóorlu di daan seen doole état war leen taxaw état wu du la faj boo demee hôpitaux yi da ngay jooy boo loo soxla ci suuf da ngay jooy dund gi seer xoolal faju bi lépp seer école yi seer loolu yëpp waxuñu ko ñoom ñuy góorgóorlu di daan si doole ba pare ñoom ñu ñëwaat fekkaat la si kaw di la gën a bund xataal lijjanti wuñ la jàppale wuñ la yow booy góorgóorlu ba am sa sagaru saaku ciment dem wut sa benn pokos ne da nga fay góorgóorlu ñoom ñu ñëw ne la du fi amee ñoo la ko gën a bëgg te seen loolu li ñuy jël di ko dóor seen population yi seen moroomu occidentaux yi ci kaw bu ñu leen waxee ñu ne miig nopp fort avec les faibles faible avec les forts loolu moo fi war a jeex loolu la sénégalais yi war a wax tey moo fi war a jeex ñu nekk ñu dund ci dëkk ñu dund ci yoon parce que peuple Sénégal mérité na leneen lu dul genre affaire yi fee xeetu xor ñooñal yi maa la ëpp doole ñëw taxaw takk samay galon def samay casquette ne la noo doo fi wax boo waxee ñu tóor la ci kase wala ainsi de suite yooyu moo fi war a jeex Ousmane te réew du doxe noonu Sénégal ñun ñëpp a ko bokk bu ñu sañoon mu bokk ci réew yi gën ci réew yi mais genre affaire yi ay toj dafa war a dañ ko war a interdit Sénégal toj dañ ko war a interdit Sénégal mu jeex une bonne fois parce que toj amul benn njëriñ chaque jour nga yëkkat ni lii toj na Descos dañ ko war a toj si boppam Descos si boppam lañu war a maasale toj ko parce que ñoom seen liggéey